alors nit dof ñu wax un peu ci benn sortie aussi boo xam te ni mi ngi wër ci fépp fuy média mu di sortie bu journaliste people boobu di Tange Tandian moom dafa def ay attaques contre ki nga xamante ni moom moo di le leader bu Pastef di Ousmane Sonko d'ailleurs wax na ni présence am ci côté Y'en a marre xaaruñu ko woon parce que ñoom mënuñu à chaque fois di wax état bi moo comploté moom itam muy jël lu mel ni xame di ko yàq état bi alors que tey jii moom tam am na ay antécédents ak justice bi. waaw c'est que Tange Tandian bu mu ñu sonal bu mu ñu yàpp bu dee dafa bëgg xaalis wala mu bokk ci média buy laal xaalis ba tax mu fokk ni war na mën a am benn rôle bu muy jouer boppam lay nax ñëpp xam nañ que ni day kàcc Tange Tandian xam na ko te xam na ni Sénégalais xam nañ te xam nañ il est en train de jouer le sale boulot. du moom mooy wax président Ousmane Sonko fu muy dem président Ousmane Sonko c'est une perle c'est un cadeau bu yàlla jox Sénégal pour mu ñëw raxasaat politique bi yee jeunes yi te il est en train de le faire merveilleusement bien nekkul ne ab Tange Tandian moo naan ko da ngay dem fii doo dem taa te lu waral seen présence moom ak ay Barthélémy Diaz ak ay docteur Babacar Diop des gens yoo xamante si nii dañoo jàng ba yori seen i këyit ba noppi wane ngor wane dignité bu ñu defee choix wu mel noonu mooy acharnement ak justice sélective bi la ñuy dénoncer nekkul ne ab Tange Tandian mooy toog di kàcc ay kàccam di wax naan kii fii kii faa di dugg ci ay vie privée jàmbur ñun ñu koy may solo kooku bu Sénégal yi dee 10 su dee wax 9 yi dañuy taf seen i nopp su dee daa bëgg a wax ci people na dem wax ci people ay kii dugg na lii kee da doon génn kee jet set bi yooyu c'est son élément on s'en fout nous des people ñaankatu xaalis yi di ñaan ñii di woy ñu leen jox xaalis c'est pas ça notre problème nous on est en train de vouloir régler le problème des Sénégalais la galère des Sénégalais la souffrance des Sénégalais c'est très sérieux donc bu mu fi ñëw ci loolu ne da ci sànni son grain de sel te surtout di wax ay waxi fla naan xawma lan ne day attaqué waa Y'en a marre naan xool leen ñi ngeen di topp moom du mooy wax jeunes yi ñan lañ war a topp ak ñan lañ war a déglu xam nañ nag fi mu bokk ak li ko tax a jóg guddi ñu toll nii. fan la bokk moom non coow jibul xam nañ li muy def lépp mais yàlla baax na daal. lan nga jàpp ni moom lay manigancé. mani Sénégal yi xam nañ. Tange na jouer le jeu bi ñu koy jouer loo rek. yàlla baax na. alors il a même dit que moom am na ci ay firnde que ni sax même soxna Ousmane Sonko nekkatul këram depuis que Adji Sarr tudd loolu mu raconté ci histoire am diggante moom Ousmane Sonko te moom sax mi ngi sàkku ne nee na lii budul dëgg na Ousmane Sonko def vidéo na sañ a def ay vidéo yoo xam te ni da koy. yow dafa ma la am xar maanaam xar mu xam Ousmane Sonko sax bu du déglu Tange waxuma laa nga ne Tange génn di wax ci waxu xaw ma la nag lan Ousmane Sonko génn di justifier ay waxu Tange loolu il faut respecter Ousmane Sonko quand même Ousmane Sonko il répond pas à ces gens même assemblée xam la moo tax moo def nawloowul genre bëy yi nekk foofu di wax dañ leen sama interlocuteur mooy seen baay du wax ak ñoom Ousmane c'est une perle rare mais on xoolal ñun xam nga tax ñu koy défendre on ne peut pas avoir mbër mu mel noonu pour une fois suñu xel ne waat jar Cheikh Anta Diop ak moom Mamadou Dia ñu gis une bande de voyous ne dañ koy ñu nangu ku ñu ko yàqal loolu moo tax ñun ñëpp on fait bloc même les activistes qui ne font pas de la politique dañu def bloc di ko jàppale parce que xam nañ lampe yu muy taal enragé wul cette mafia bi toroxal Sénégal donc nous on le défend parce que xam nañ que ni bëri la wuñu ay mbër yu mel noonu parce que la plupart kuñ ci jox poste wala nga yaakaar ci tubaab yi ngemb la ëllëg da ngay xam fa ngay waxe ak fa ngay far mais moom il se bat pour le peuple il prend des risques yu énormes pour le peuple nga foog ni dinañ bàyyi ay Mame Gor Diazaka ak ay Ousmane Tandian ay quelques gars de Bougazelli yooyu di ko attaqué ñuy jël ça au sérieux te le Ousmane Sonko même Macky Sall a peur de s'asseoir en débat avec lui en débat public donc on va pas jël Ousmane Sonko di ko mêler si une racaille politique comme ça des voyous yu ñu yónni ne leen saaga leen koy des choses donc li mu wax Tange n'existe pas li mu wax du dëgg kon Tange n'existe pas c'est quoi Tange na dem di régler ay problème mu moo géet Wally Seck moo ko waxu ko sàcc na or bi sàcc ma ko artiste bi day tux yamba artiste bi day tëdd kii nay régler yooyu c'est pas notre problème le problème du Sénégal c'est du sérieux y a des ay vies ñi ngi daanu ay boy ñi ngi dee. su demee tam ba jàppee leen ay dictateurs est-ce que du tamit metti ndax ñene yéen rek yéen a war a wax ñoom tam amuñu droit tamit défendre lu ñu war a défendre. non ay xam nga am na yoo xam ne waxu naa fekk la ku bëgg a wax ak dictateur bi gestul nga tudd Macky Sall bu dee am nga tuuti fit ak tuuti ngor gestul nga wax ak Macky Sall bu dee diine ji ngay wax mi ngi ci yow nit diine nga. bu dee imam gi ngay woote mi ngi ci yow gestul nga ni Macky Sall yaa ngi teg Sénégalais yi fitna
sa justice nekk lu fi sénégalais yi yaa ngi nëbb ay sàcc di toroxal ay gor ku génn di ñaxtu nga yónni sa alkaati ñu def ko naka sa dul noonu ce n'est pas parce que sol nga yére grand bu ñëw toog suñu wet que nekkoo di def say ruube ci suuf ku ñemee dëgg du nekk nii gis nga dëgg alalu yàlla la dëgg mënul nekk nii nga bàyyi ko fii ñëw ci ay détails bëgg ko forcer sénégalais yi ku bëgg xam nga dictateur bi barki Dembo Ndiaye ay manifestation moo fi am ay jeunes yoo xam ne yoruñu sax bantu dénk ñu tiire leen ay bal ba rey ci 14 personnes ku am solooy wax xam nga ki nga ko war a wax. te loolu sax nee na Ousmane Sonko mi woote mortal combat moo waral loolu am te tey mooy. ñooñu ku wax loolu waxu golo la. mooy conséquence waaw mooy conséquence tout est de la faute de Ousmane Sonko comme ni ko gars yi dee wax bu jant bi génnee sax c'est de la faute de Ousmane Sonko et de toute façon askan bi kenn mënu leen naxee loolu manifestation même en France gilets jaunes yi dañuy génn dévaliser Champs-Élysées des milliards la gars yi di ñàkk gilets jaunes yi doo fa dégg benn nit bu ñu ci jàppee nit sax ay heures après dañ koy bàyyi waxuma la ak ñu rey 14 personnes sur des gens yoo xam ni yoruñu woon arme et quand Ousmane Sonko dit que du ñu nangu on va résister mais loolu c'est de la noblesse c'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba a fait Cheikh Ahmadou Bamba a résisté parce que nanguwul tubaab bi noot ko yow nga am benn système bu fi nekk ay bandi ñëpp nangu ne ay bandi lañ di voteloo ay xale di sàcc ay carte vote jàmbur di def ay faux carte d'identité di def ay élection sàcc di def yooyu yëpp ñëpp nangu ne ay bandi lañ ñu def même mbiru bandi bi jàpp Karim Wade def moo donte Karim Wade am na lu mu def ñu def même mbiru bandi yi jàpp Khalifa Sall yooyu yëpp nit ñi teg say bët ñu jéem a laat la yónni fii defal la yow nga génne 94 milliards au lieu que ñu woo justice ñu def xaw ma lan commission parlementaire di tappale yooyu yëpp wëlbati ko waat la ne la yow sax affaire 14 milliards bi yow yaa ko sàcc yooyu yëpp nga teg sa bët ñu demaat nag ba but ultime bi ñu xool complot bi gën a salte ñu tudd la ci daal di xëy na dañ lay jëli yow doo woo say nit ne leen nañ taxaw bañ cette fois ci jaay doole bi dafa jeex mais Ousmane Sonko est-ce que da nga ko mës a dégg mu taxaw ne jël leen xeer est-ce que da nga ko mës a dégg mu taxaw ne jël leen les armes est-ce que da nga ko mës a dégg sax mu ne bu ñu leen dóoree ay bal wuti leen jaasi ngeen fayu est-ce que da ngaa gis ñi àndoon ak Ousmane Sonko kenn yor ci benn bant nañ bàyyi tappale yi ñi dee xam nañ ñi leen rey ñi leen tiire ñu teg ci suñ bët ñu natt leen booy bi bu ñu rey parcelle ñun ñëpp teg nañ suñ c'est-à-dire que kaay ma xam benn affaire man wax naa suñu waa kër su ma deewee ñu ma suul sama papa donc nañ bàyyi tappale yi ñun kenn mënuñoo ñu gis dëgg nii teg ci suñ bët xam ne lii mooy dëgg ñu am quelques bandes yu ànd ak seen média ak seen police yu demee noonu nañu déedéet lii dëgg bu leen ko wax fekk leen lii fen ngeen dooleel ko ñun ñu teg suñ bët nii yàlla may ñu gis fekk ay boy yu ndaw ñu tiir leen bal tell ñu dee booy yi yoroon drapeau bi yow nga bëgg nañu du ñu leen rey ñoo leen rey du ñu leen yónni ñoo leen reylu du ñu nekkoon ci ginnaaw di joxe ordre yi déedéet du ñooñu ñu yorul woon bant yoruñu xeer ñooñooy coupable yi dans quel pays tu vas dire ça. alors Nit Doff amoon nañu mbégte bu baax di la dalal tey. mais fii la ëppee ñu ngi sant yàlla bu baax te di wax nag. nit yi ñuy woo ak yi ñuy dalal ak yooyu xam nañ que ni aussi loolu yëpp ndeysaan yërmande la ak ñeewantal rek mais ñu dalal seen xel si ñun ñu delloo suñu bopp yàlla suñu biir ak bëtti kaw ak suuf bu ñuy tiit nañu tiit yàlla bu ñuy ragal nañu ragal yàlla ce combat dafa laaj sérénité ànd ak persévérance laaj dëggu pour ñu àgg ci objectif bi ñu jëm parce qu'en face de nous on a des voyous bien équipés avec beaucoup d'argent avec beaucoup de complices te lenn kase moo leen tax a jóg toroxal seen askan muur leen jant bi muur leen dëgg di leen naxaat ba tax na ñooy changer costume bu doon bu bleu bi suba ñu def ko bu weex transhumé ña doon wax ne lii baaxul ñu jox leen poste ñooy ne baax na ña faroon ci Ablaye Wade ba taxaw wàcc ba ay nit dee doon défendre tey ñoo rocceeku dem far ca Macky Sall CREI yi ñam jàppoon bañ transhumé CREI na ñi defuñu dara te milliards sénégalais yi la na nit ñi yeewu loolu nag dafa laaj ku ci nekk nga juboo ak sa bopp juboo ak yàlla doo koy mën a jubóog nit ñi mais soo nekkee naafeq am na pas boo xam ne doo ko mën a teg soo nekkee nitu dëgg am na pas boo xam ne boo koy teg avec beaucoup de sérénité nga koy teg donc je dis à toutes ces personnes que je suis serein je suis bien tranquille dans ma tête seen ñaan yi maa ngi wax yàlla na ko yàlla nangu boole ñu musal ñun ñëpp ci band yi fi nekk ak seen i pexe mais bu ñu leen wan tiit bu leen wan ragal nañ leen wan suñu détermination wan leen que ni yàq réew mi lu mu leen jaral defar réew mi jaral nañu ko voilà. Merci beaucoup Nit Doff. Merci Aïda Mbène merci Seneweb peace.
Bye.